ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس crise yi matale na géej gi matale na jéeri ji ñu ne ko lu tax mu ni nit ñi waaw yëpp wallaay léegi kay bokk na ca wax na dëgg léegi kay jaww ji yëpp a nga ci biir waaye des na tuuti ñu jot seen wàll des na tuuti ñu jot seen wàll yoo tolloo dafa am ko xam ne bu waxee wax ba mën na guddee àll waaye du fa fanaan seen conflit bii bu ñu deful ndànk mooy gën a garaaw troisième guerre mondiale maanaam du nekk guerre bu ñëpp defandoo mais conséquence la conséquence la moo tax ku yewu rek bàyyi ci xel bi ci des moo tax suñu borom ba ci ay politique de croissance ak politique d'austérité li yunfiq dhu saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah et puis c'est tout donc bu fekkee ni yàlla may na la ci wàllu croissance nga def ay bénéfice ba li nga yor def ca la tollook yow du la gaañ yàlla nee na defal la tollook yow te bañ koo def pour wanew waaye ki fa tolluwul fa in kaana du usratin fa nadiratun ila maysara waaw bu fekkee ne crise a xew nag politique d'austérité dafay baax waaw te mooy ku yaatu lewul da ngay def la nga mën waaw ba jamono neex waaw bi ci des mooy baatu privatisation xam nga secteur public ak secteur privé suñu borom daal mbiram kenn xamul lan la xam nga wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kanat bihim xasaasa yàlla dafay wane ni am na ñoo xam ne la ñuy jël di ko yóbbu ci secteur public bi ci seen privé la jóge c'est intéressant fexe ba li ngay liggéey ci sa privé mu lew la nga fexe ba mbooloo mi jariñu ca kooku dof mënu ko kooku ku ñu parewul ci yow it mënuloo ko mais boobu problème bi nekkul foofu problème baa ngi ci li ma leen fi mës a junj ni sunu borom dafa ñaanoon Muhammad pour mu privatiser Kaaba gi baat boobu naka nga koy déggee sunu borom ñaan Muhammad mu privatiser Kaaba gi wal baadi mais li ma ci neex mooy mu mel ni dafa jóge ci secteur public ñëw ñu privatiser ko foofu la nit ñu war di seet yu bari yuy xew ci jamono dafay gaañ nit ñi ndax cercle boobu d'accord mën nañu ni Kaaba gi ndànk bruit bi ndànk rek mën nañu ni Kaaba gi avant que yonent bi di ko privatiser lu public la parce que li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf ndax néeg laa fa ne woon ay xërëm yu baree fa nekkoon yàlla nag ni nañu jël néeg bi génne ko ci comment ni ngeen koy waxee pluralisme bi nañ ko génne ci pluralisme boobu indi ko ci wàllam privatiser ko mais privatiser wuñ ko pour mu nekk yu fu kenn mais dañ ko privatiser pour secteur public bi ñëpp yem ci sawaa'un al-aakifu fiihi wal baad mu mel ni yu mel noonu ci jamono dafay xaw di poser problème mooy fekk cause bu nga xam ni àdduna yëpp ko bokk
nga defe ne affaire famille la wa imarat al masjid al harami kaman amana billah bokkul yooyu la yàlla bëgg a jàngale day bañ ñu jël cause bi war a ñëpp war a dund ñu def ko affaire famille ba indi ci erreur boo xam ne dana bloquer cause bi une fois pour toutes waaw bi ci des nag mooy sunu borom ne bu leen neexee nag léegi seen cadre tëralin privatisé naa nag ci niveau Kaaba gi mais ci seen cadre tëralin ci penc mi nag bu ngeen defee ngeen def multipartisme lu ko ci biir alquran lu ne daf ko dul tudde ñun façon biñ ko déggee xisbul yamin xisbul yasaar yàlla du waxee noonu dana asxaabul yamin wala mu ne asxaabul maymana fële mu ne asxaabul shimal wala mu ne asxaabul mashama waaw ku ci ne nag yaay seet ni nga gisee bu ñu waxee problème mu minorité ak problème mu majorité mu ne du affaire u chiffre ñun problème mu minorité ak majorité affaire nombre la mais bu dee yàlla du affaire nombre du quantité qualité la ndax rubba fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah wallahu maa sabirin donc kon daan na dégg ci sama mbokk mi Katim Touré mu ni majorité du nit ñu bari mu ni yàlla mooy majorité moo tax ku ànd ak yàlla rek jàppal ni yaa ngi ci majorité bi waaw waaw puis surtout bi ci def nag mooy sondage yi yooyu yëpp yàlla tudd na ko ci alquran sondage bu yéeg ak sondage bu wàcc bu fekkee ne sa sondage dafa yéeg mu ne ahsanu taqwimin bu fekkee ne sa sondage dafa wàcc mu ne thumma radadnahu asfala safilin et puis c'est tout ñi bëgg nekk parti de coalition ak ñi bëgg nekk ay indépendantistes ku ne wax nag yow wa'tasimu bi hablillahi jami'an ko koy coalition bi wala tafarraqu wala nekk ay indépendantistes waaw parce que coalition moo ëpp doole loolu moo gaañ arab yi au même moment que seen adversaire di jéem a regroupé wu ñoom ñu ngi jéem di séparé wu yàllay wax baa ngoog sëñ Habib dafay fàttali loolu Habib Bourqiba waxoon ne ils se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord ittafaqu ala an la yattafiqu waaw bu ko defee yooyu yëpp sunu borom kon jàngale na ko bëgg nit ñi di ci yeewu ak it di xam lu xew moo tax ci baat boobu sunu borom daal mu del seeti ci nit alam naj'al lahu aynayn wa lisaana waxoon nañ leen ko ca Pout alam naj'al lahu aynayn ok xam nga au royaume des aveugles les borgnes sont rois ok dégg lay laaj dafa am sens bu nga xam ni xëy na sens philosophique la ci côté mais am na sens boo xam ni sens mystique la au royaume des borgnes des aveugles kon les borgnes sont rois moo tax sunu borom di wax alam naj'al lahu aynayn maanaam au royaume des aveugles mais peuple bu fekkee ni dañoo mel ni ku ñu taf sa bët nga mel ni déjà gisatoo dara ki ñëw gisul yoon lu dul li ko neex benn bët lay xoole dégg lay laaj